population Mbacké ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu aussi seen teewaay man Modou Mbacké laa tudd membre la fondation 221 di leen wax ne tey jii nii kat bis bu mag la ñu am muy jël matériel médicaux boo xam ne d'une valeur de 440 millions alloué ko population Mbacké juste pour que nga xam ne seeni soins dina gën a yomb ba nga xam ne jox nañ leen fi matériel boo xam ne vraiment bu important la matériel bi nag yéen a ko gisandoo moo nekk nii tey jii ñu koy def Mbacké di dalal handicapé yi di dalal waa CDS ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk comité départemental de la santé ñu nekk fii méngoo jiito leen ak grand Moustapha Dieng ñuy wax ne waa fondation 221 daal vraiment def nañ lu rëy ndax nga dëkk ci dëkk jànge ci dëkk fajoo ci dëkk dem tekki ci dëkk ñëwaat ci dëkk bi di fa def loo xam ne tey jii nii ñëpp a ngi koy rafetlu jël xaalis boo xam ne vraiment wala matériel boo xam ne tey jii nii kenn xamul nu mu toll dayoo bi rëy na lool nga ñëw def ko sa dëkk vraiment ñu ngi koy rafetlu waa Mbacké ñëpp ñu ngi koy rafetlu vraiment mu doon loo xam ne sa population Mbacké waxuma la Mbacké tam mais Touba ak ñëpp lay jariñ ndax ñëpp la nar a jariñ ndax loo xam ne vraiment bu ñu ko defee ci hôpital bi amul kenn ku ñuy bàyyi amul kenn ku mu bàyyi couche bépp lañ laal tey ji vous voyez les handicapés ils sont là am na matériel boo xam ne vraiment bu important buñ leen indil boo xam ne nan lañ leen ko séddale après nañ ko jox ci seen njiit ki nga xam ne moo leen jiite di remercier bu baax a baax le fondateur mu nga xam ne mooy Moussa Niang am xel mu rafet nekk États-Unis bu ko neexoon mu nekk si li ko neex wala mu nekk si leneen mais dafa am xelam mu rafet di def le social di dimbali ay nit on l'a fait partout nag Sénégal yaakaar naa ñi ngi koy bëgg a dajal suba ñu ngi jëm HLM semaine bii di ñëw ñi ngi bëgg a dem Tivaouane donc ñi ngi def loo xam ne lu am njëriñ la ñu ngi remercier ñëpp di ñaan yàlla li ñu dugg tey yàlla nañ ci dugg ak bisimilah terminé ko ak alhamdulilah merci. waaw comme ni ko Modou Mbacké waxee rek ci la ñuy revenir parce que nit ñi war nañu fàttali tey jii bu fekkente ne fondation 221 particularité bi yëpp Mbacké lañ dëkk. ñi nga xamante ne tey juddoo Mbacké jàngee Mbacké li gars yi di wax rek te mu nekk une association apolitique d'abord parce que ñoom dañoo am benn concept boo xamante mooy la servir le pays mais pas servir de notre pays te particularité ñoom ñëpp ay jeunes lañ mais dafa am benn accent bu ci am monsieur Sylla bi nga xamante ne ñun nit jàngal nañu jàngalaat am na benn sens jàngalaat particularité bi moom mi ngi ci biir te temps yi da ciy impliqué ba nga xamante ne Mbacké war nañ cee gis seen bopp pour Mbacké gis seen bopp dañu leen rek mooy suñu objectif. lii nii doom bi ñu jël ko teg ko ci loxoy madame Mbacké pare ci pour mu am benn impact sur la société am benn impact ci population bi impact de très positif nag parce que lu mel nii nga jël ko c'est une grande première valeur bu toll nii dina valeur de 443 millions matériel lépp nga indi ko pour jox ko benn district yaakaar naa yombut tëdd. Mbacké maa ngi tudd Khadim Sow dëkk Mbacké waa ñu ngi rafetlu nag seen liggéey bi ñaan suñu borom liggéey bi jëm kanam. war nañ ko bu baax parce que ndumbal nga koy jox ko yeeyoo dafa am solo waaw doomu aadama bu ne nag am na loo xam ne da koo manqué kon boo ko bëggee jàppale si li nga xam ne mooy li ko manqué rek waaw liñ mën def mooy ñaanal leen yàlla liggéey bi jëm sa kaw ca kanam waaw fépp foo leen yaakaar daal yàlla na fa kawe seen njort daal yàlla na nga si am lu kawe seen njort. ñun dafay def nañu chaque année programme bi amal fii ci réew mi ñun handicapé département handicapé commune de Mbacké dafa ci boole. moom moo gën ñun tabaski moom moo gën ñun koor. kon bu li amee kon ñu wax ni carrément da ngeen fi war a teew. ñuy jébbal lu toll di benn conteneur presque ay centaine de millions hôpital Mbacké xam ne hôpital mën naa ne hôpital ñëpp la. su baaxee ñun la baaxal bu defee deneen tamit ñun la defal deneen kon hôpital suñu hôpital kan sant nañ ci loolu waa fondation 221 ñun ci côté handicapé yi mention très bien lañ leen di waajoo vraiment. merci beaucoup jërëjëf. non tur bi naan la. man Ami Ndiaye laa tudd. Ami Ndiaye. Ami Ndiaye waaw. Ami Ndiaye lu waraloon sa teewaay fii. xanaa kontaan ci yéen rek. ndaje mi rek. bëgg ngeen jàppale ñu rek. ñu jàppale rek ñu jël. ndax ñun mënuñu dara da nga ñuy jàppale rek. dimbale ñu teete ñu targal ñu dimbale ñu daal moom daal suñu dimbal daal loolu bëgg. waaw dimbal yi nga gis ni. ci barke Sëñ Fallu. waaw laa ci xalaatoon. waaw maa leen di fay. ñu bëggoon nga présenté wu. waaw man la Moustapha Fall di membre de la fondation 221 yor li nga xam ne nii moo jëm lépp ci wàllum xale mooy maanaam petite enfance. Moustapha ñu gis ngeen def geste bu rafet. joxe fii une somme importante boo xam ne ñu ngi ko estimé ci 440 millions. ngeen defal ko doomu Mbacké ki ko fondé dëkk Mbacké yéen ngeen dëkk Mbacké tey lan moo nekk sa yëg-yëg lan nga yëg tey. waaw d'abord damay sant yàlla. parce que yàgg na ñu koy def ci réew mi ci département yu bëree bëri mais à chaque fois dañu doon wax naan
pourquoi Mbacké ngeen dëkk fi ba doon fi def alors que pourtant ñi ngi def Mbacké mais dans d'autres secteurs la doon mais tey nag yàlla dimbali ñu ba suñ mëbët moom ñu amoon tey ñu mën ko def Mbacké tey indi fi matériel médical d'une valeur de comme ni nga ko waxee 400 millions et quelques loolu vraiment c'est pas une mince affaire donc di sant yàlla bu baax a baax dama kontaan parce que amuñu loolu Mbacké ñun suñu sañoon tey lépp lu am ci yeneen dëkk yi lépp lu am ci yeneen ñu indi ko Mbacké donc tey bu ñu yàlla dimbalee ba ñu def ko donc dañuy sant yàlla bu baax a baax. léegi li ñu lay wax moom mooy tey jii lan ngay wax ci problème matériel bi ñu lan ngay wax waa dëkk bi pour ñu mën a gérer matériel bi te xam ne une somme importante la d'une valeur de 440 millions. lan ngay wax waa dëkk bi. waaw li may wax moom mooy li ñuy wax waa dëkk yi ñu dem yëpp mooy que lii ñoo ko moom indi ñu ko fi également pour ay meubles dañ ko indi pour ñu koy jariñoo di ko utiliser di wax waa hôpital bi ñoom en premier lieu ñu utiliser ko en bon escient. askan wi li ñu doon dund muy métti yenn saa yu ñëw amuñu yenn jumtukaay kon yàlla def nañu indi leen ko donc nañ ko mettre à contribution def ko pour waa dëkk bi. di wax tamit ñi koy utiliser tamit ñu xam ne lii nii vraiment dañ ko def ngir yombalal leen donc ñoom am nañ ci responsabilité bu mag ñun bi ñu indee rek dañ ci pare mais le reste ñoom la mooy ñoo fexe ba ñoŋal ko sàmm ko di ko saytu utiliser ko vraiment ci anam yi mu gën a selle parce que loolu moom la ñuy xaar ci ñoom ginnaaw bu ñu leen ko joxee pare. waaw merci beaucoup Moustapha. merci beaucoup. maaleykum ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di la wax nga présenté wu. man maay Amadou Mbengue nekk secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire du centre de santé. Amadou gis nga li Moussa Niang def ak la fondation 221 ñu doon laaj tey jii nii lan mooy sa yëg-yëg tey bi nga gisee. non tey kay moom vraiment mënu ma ko sax exprimer wax dëgg yàlla man wax naa ko amoo moo sax pour exprimer loolu ndax lii man fi laa juddoo fi laa yaroo c'est la première fois dans l'histoire de la région ñu jot dotation bu toll nii d'une valeur de 443 millions. donc c'est millions. muy doomu Mbacké tey jii nii dégg naa léegi say baat nga ne lii dañ ko yéex a def yéex nañoo ñëw Mbacké tey bi ñu ñëwee Mbacké lan ngay wax la population de Mbacké. ñu génn ñëpp ñëw sargal leen sant leen gërëm leen ndax ñoom ñoo ko moom population yi médecin yi moomu ko ñun moomuñu keneen moomu ko ci ñoom ñooy dellu ndax ñoo koy utiliser kon tey askan wi Mbacké gépp waroon a génn tey tertu ñi daal di pour magnifier vraiment li nga xam ne mooy geste bi nga xam ne ñoom def nañ ko muy indil ñu tey ce lot de matériel médical boo xam ne d'une valeur de 443 millions. man mënuma xam vraiment yan moo laay utiliser pour wax ko merci waaw loolu merci moom merci rek la quoi. waaw ñaanal ko ñu gën a yokku ñi aussi lii mu def un déclic au service d'exemple pour en tout cas les autres aussi ñu roy ci moom pour ñoom aussi mu nekk un déclic ñoom ñi ko mënte am ko aussi ñu xam ne lii rek action rek moo am solo action yi mel ni ñoom itam ñu topp di ko def toppandoo ko daal waaw. dëgg la. présenté. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu di leen sant di leen gërëm di seetaan képp koo xam ne mi ngi seetaan BFTV di nuyu ñëpp tey nag dama ñëwoon ci ndaje parce que dañ ma invité sama doom bu baax invité ma maamam di sama ndey ci dëkk bi bi jur ndeyam tey mu invité ma ak madame Mbacké en tant que responsable en tant que élu ma ñëw ndax Mbacké Bawol donc moo ma ñor te lii mu def tey ji ñun ñëpp la ko defal ndax suñu sañoon tey lii mu def tey ji ñu man ko ba man koo def kon defuma lu di remercier Moussa Niang ak collaborateur am ñu ànd yëpp collaboratrice am yi créé initiative bi ba indi une très forte somme bu toll ni ay millions et des millions indi ko jagleel ko hôpitalu Mbacké pour askan wi kon duma def lu gërëm di sant di ñaan yàlla jàppale leen àggaleen seen mébét ci réew mi ndax defuñu ko fii rek Sénégal gépp lañ ko def fu ne maa ngi leen fay dégg kii def lii nag war naa mën a def lii parce que ki ko jur wax dëgg yàlla bu dee dëgg la yàlla bëgg baax rek lañ ko xameel baax lañ xame ay waajuram ndax waajuram man mii sama ndey la moo ma dalal ci dëkk bi kon di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm aussi madame Mbacké ci taxawaayam bi ak ni mu yore district bi ak yéen bi mu am ci district bi di gërëm toute la population de Mbacké di ci delloo njukkal le président de la république ndax lii lépp pour jàppale ko rek pour mu àggale réew mi ci kanam bu kawe suñu njort mu àggale ko ni mu ko bëggee yàlla dimbale ko mu àggale deuxième mandat bii ci àggalin bu rafet
bu ànd ak jàmm ak naataange ak xéewal ñu fekk ko ñun ñëpp te tal ko te kenn bañoo ko nett ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bàyyiwuma kenn. bismillah alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. First, my name is Muhammad Al-Hajjaj. Mainly I'm from Yemen. I'm honored to be here between my dear brothers, sisters in Senegal. I came here because of the reason we share the need, Yemen and Senegal. di ko commencé ci Serigne Modou Mamoun bu Serigne Fallou di ko ziar di ziar njabootu Serigne Touba gi yëpp di ziar njabootu Mbacké ak Sobe di nuyu aussi monsieur le préfet, monsieur le maire, l'honorable conseillère madame Mbacké, madame Mbaye pour conseil donc di nuyu ñi nga xam ne nii ñëpp ñi ngi fi teew kilifa yëpp ñi ngi fi teew doomi dëkk bi ñu ngi fi teew fondation bi aussi ñu ngi fi teew donc fondation bi Moussa Niang jiite ko man sama kaddu yi du nekk kaddu yoo xam ni kaddu yu gudd la parce que kaddu sant ak ngërëm kese la parce que ku gis nen ni nen a ngi te defe naa bu jëf taxawee waxtu bu te ñii dañoo ñëw def fii lu concret pour la première fois dans l'histoire de Mbacké en tout cas man ba ma fi ñëwee ba léegi en tant que médecin chef de district mosuma gis équipement yu toll nii ba pare kon ñii bu ñu nee bëgg nañu Mbacké avancé man danaa ko gëm ndax gëm naa dee ndax nelaw lu am solo lañ fi def parce que Mbacké Bawol hôpital bi moom mooy première institution sanitaire fii ci département bi ñu bari nag xamuñu ko 1932 lañ ko tabaxoon waa Touba di indi seeni rapport mensuel di ko indi fii ci district bi booba Babacar Ndiaye yal na ko yàlla yërëm moo nekkoon superviseur des soins de santé primaire archive yaa ngi fii mais Mbacké defe naa ni dafa meloon ni dañu xawoon a nelaw parce que doomi Mbacké macha allah am nañu lu ñu mën donc lii ñu mën ñii lii li ñu def tey bu fekkee ni ñëpp noonu lañ def léegi ci kanam tuuti Mbacké dina àgg foo xam ni ñi sax duñ ko yaakaar donc am na ñi nga xam ni mën nañu monsieur le maire DG Gallo Ba yàgg ngeen fee def sax nag mais infrastructure yi su amul équipement dafay metti ci prestataires yi parce que parfois sax dinañ critiquer prestataires yi te fekk ci ñoom mais li ñuy liggéey lañu amul. fondation 221 nag Moussa Niang yow moom dañ lay beral nuyoo ak sant amuñu sax sant booy yi nga xam ne nii sant bi dafa am fu ñu commencé mais amul àgg donc fi sant yi jeexee ñun foofu la ñuy commencé kon dañ lay ñaanal ak sa équipe yëpp yàlla defal leen jàmm yombalal leen yëpp may leen wér ak wérle ak tal ba li ngeen yéene ci dëkk bi yëpp ngeen am ko donc kon vraiment loolu mënuñu koo ñàkk a wax Mbacké bu ñëpp defee nii defe naa ni dana dem ci kanam Mbacké li ko manqué hôpital la parfois dañuy ñëw di critiquer centre de santé bi parce que dañ naan centre de santé amul lii mais centre de santé dafa am ay normes yoo xam ni foofu la war a yem donc lii faj maanaam feebaru Mbacké mooy mu am hôpital mais ministère de la santé conscient na ci loolu ba nga xam ne defoon na carte sanitaire mooy dafa waroon département Sénégal yëpp fu ci nekk fu war a am hôpital poste de santé case de santé ñu xayma ko def ko ci document ba jébbaloon ko gouverneur à l'époque ak préfet yi donc kon loolu document yu disponible la bi ñu defee enquête bi ba pare dañoo revenir parce que loolu baax na population bi xam ni aussi ministère de l'autre côté am na lu muy def Mbacké dafa war a am hôpital te ñoom d'accord nañu Mbacké dina am hôpital mais Mbacké bu waree am hôpital il faut que mu am suuf buñ ko tabax kon monsieur le maire waaw kon loolu daal defe naa ni mooy urgence bi tey ñu identifier benn terrain ni Mbacké fii foofu lañu war a tabax hôpital bi mais li ci des ministère am na gëstu quand même bi mu ci defoon ba pare en tout cas merci. di nuyu préfet di nuyu kilifa gi nii ci toog di nuyu mboolem waa Mbacké moom yëpp
mbir mi nag boo gisee mu demee nii ku ko def ko waral waa fondation 221 peut-être tey la Moussa Niang mos jàkkaarloo waaye man xam naa ñu fondation 221 parce que Mbacke boo li muy réeréer partenaire handicapé yi dafay bari ñaar la ci am ñaari partenaire muy fondation 221 ak Ablaye Dia bu Sénégal. dëgg la kon ñu dañ koy wax bu ñu amee nii ñu defal ñu doom toll nii madame Mbacke nekk 3e partenaire boo xam ci wàllu santé amul handicapé buy miimu centre de santé Mbacke bi jàppale nañu guddi jàppale nañu bëccëg kon ñun bu mbir mi amee kon àdduna bépp tey si kon suñ ko en tant que en tant que conseil municipal en tant que leadership bu personne handicapée kon ñun duñ ay góor. Moussa Niang fondation 221 moo gën suñu koor moo gën suñu koor yi dinaa ko wax tey jii maa ngi gërëm Sophie Diop di gërëm Moussa Gueye di gërëm sëñ Mbacke si Moussa Niang fondation 221 dañu boole ci seen biir ci suñu biir sama mbokk handicapé liggéey muy fédération Sénégal des associations de handicapés muy si maxa yi ak handicapé moteur yi ina sank amitié gi fi handicapé moteur yaa ngi fi surbiye gi fi albasa ñëpp ngi fi ñu defar benn mémorandum am luñ bëgg a wax ak yow loo xam ne ci fondation bi lañ fi yaakaar du nen na bëleet lépp parce que yàgg nga ko def soo ko defee ñu am nañ fay ñu toog suñu bopp ci biir lu nekk yàgg na fa xew ñu handicapé yi toog jàpp suñu jàpp waaye nag tey dañ ko wax fondation de dañoo bëgg Mbacke boo lii gis ni ñu ngi ko def dafa la ko mën a Mbacke dafa la ko kenn waa Mbacke ko defal madame Mbacke li ko war a def dafa amul ay mooy waaye bëgg na Mbacke yërëm Mbacke xam na te muy sant ci waa Mbacke kon li ko bu njëkk waa Mbacke dañoo war a sant fondation 221 te ñu tëdd leen gërëm léegi li xam mooy fondation 221 ñu ngi sol tamit document bi ma yor waa Mbacke handicapé ñu ngi toog sama ginnaaw ñoo ko tëgg ay maga gi fi dañoo bëgg a faj ay maga gi fi bëgg nañ ay kër bëgg nañ courant bëgg nañ jox ay jeunes gi fi am nañ ay diplôme ay jeunes aveuglés am nañu nekk France am na yoo xam ne ñu fi am ay diplôme ay bac amuñu liggéey ñu bëggoon benn centre boo xam ne fii ci commune Mbacke lañ koy def muy centre formation des personnes handicapées de Mbacke boo xam ne tey ñeent handicapé département ñeent handicapé commune bi ñu bëggoon dem loo xam ne benn centre boo xam ne suñu siège social la parce que ñun peut-être daal dafa lay suuf yàgg nañu ñëw ak suñu maire te même ba tey ci handicap boo xam ne ko moom bokk na ci njëkk handicap yi ak responsable politique yëpp waaye nag comme que lii tey la yow la ñuy wax ak fondation 221 bi suñu mbokk handicapé bëgg nañ ay fauteuil roulant bëgg nañ ay appareillage bëgg nañ canne blanche bëgg nañ matériel diatique bu aveugle pour matériel braille bëgg nañ moto passante bëgg nañ lépp loo xam ne day tax handicapé jot ak ay élèves parce que convention internationale des droits des personnes handicapées bàyyiwul handicapé le 3 bi ñu 3 décembre mooy journée mondiale des handicapés kon bu ñu amee kon dañuy profité kon waxaale suñu jigéen ñi nga xam ne si def ay formation amuñu métier amuñu ay budget amuñu fonds social amuñu dara amuñu ko kon ñun fondation 221 lu ngeen ñu mën a dimbali te suñu mbokk handicapé man ñii laa man ñii ku dul ñii war a ak saa ak da ngeen mën a jàppal fondation 221 ñu am ay matériels de ci lieu mu nekk ay générateur de revenu minute ci document bi delloo ko jëbal Moussa lu ma ci mën a dimbali ko waa Mbacke woon asalaamaaleykum wa rahmatullah. Monsieur le maire, monsieur le préfet du département de Mbacké, honorable et distingué Seigneur Modou Mamoun Mbacké Falilou Mbacké, autorités administratives, politiques et religieuses, monsieur le président de la Fondation 221, madame le Haut Conseil des collectivités territoriales, honorables invités, distingués participants à cette manifestation d'envergure. Il m'est particulièrement heureux de prononcer un mot court mais ô combien important, et on ne le dit pas à quelqu'un qui n'a pas fait un grand geste. Ce mot-là, c'est tout simplement merci. Merci à monsieur le président de la Fondation. Merci aux membres dévoués de la Fondation 221, dont le travail tous les jours nous comble de bonheur. Nous sommes particulièrement heureux de vous compter parmi la jeunesse de Mbacké qui œuvre tout le temps pour son développement. Madame le médecin-chef du district de Mbacké, Madame Mbacké, j'ai l'honneur de vous pratiquer en tant que directeur des ressources humaines du ministère de la Santé. Et j'avais pu découvrir en vous un médecin dévoué pour la population de Mbacké, engagé auprès des malades et qui œuvrait tout le temps pour leur donner satisfaction. Le matériel que vous recevez aujourd'hui ne vient pas du ministère de la Santé. Le matériel que vous recevez aujourd'hui ne vient pas non plus des acteurs politiques du département de Mbacké, mais ce matériel-là vient de la Fondation 221 et donc nous lui devons un grand merci. Ce matériel, j'ai pu passer en revue ce matériel, il est de qualité. Parce que le ministère de la Santé aujourd'hui
tient à ce que le matériel qui vient au Sénégal soit audité et qu'il soit de qualité, parce que nous n'avons pas besoin de matériel de deuxième ou troisième main. kon nag ci tënk maa ngi nuyu kilifa yi fi toog yëpp su ma tuddee sëñ Modou Mamoun Mbacké mu lay nuyu di la ziar tudd naa kilifa yi fi teew yëpp ak lu Mbacké Moussoobe yëpp di beneen nuyoo it ñi ma fekk ñëpp ak ñuy may nopp fi ne nii di wax ne kàddu yi mën naa bañ a gudd ndax it li nga xamante ne nii moo tax ñu teew fi ñun ñëpp am ci mbégte mooy dañoo am ñu mel ni ñun jël seen sutur dajale ko daj ci coono bu nekk ñëw jël ci matériel indi ko askanu Mbacké kon loolu ku koy def jàpp naa ne ñu ma ko defal ndax it dañoo jàpp ne Mbacké maire wax na ko sànq il a fait des postes de santé et c'est une bonne chose mais man jàpp naa ne Mbacké tey poste de santé yi baax na de waaye war naa am hôpital au moins de niveau 2 parce que ñiy faju yi Mbacké tey ñi fiy mucc ñu leen di évacuer ci poste de santé wala fii centre santé bi ndax ba li wax xam naa dara dafa bari muy damm-damm muy rëq lu mu mënti doon rajo bu baax sax mënu fi am kon tey enjeu bi tey mooy fondation 221 monsieur le maire tous les acteurs politiques administratifs et religieux dañoo war a xeex pour Mbacké am hôpital niveau 2 au moins am bloc opératoire am service radiologie am it scanner am leneen loolu mooy enjeu bi te it jàpp naa loolu lañu war a dox li may wax nii nag du ay wax kese président de la République Macky Sall wax naa ko li may wax nii ñëpp a koy jël nee naa ko ñun waa Mbacké combat bi bëgg dëgg-dëgg pour satisfaire notre population nañ fexe Mbacké am hôpital bu baax de référence comme ni ko Gossas amee ni ko Kaffrine amee ni ko Linguère amee ni ko Darou Mousty amee ak feneen te dëkk yooyu yëpp jàpp naa ne Mbacké la ëpp dayoo tey mérite na ko jërë ngeen jëf asalaam merci. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu waa Mbacké ñëpp ak yéen ñëpp toog fii di tàmbali si nuyoo bi sama sëriñ sama wasila sama nijaay sama papa sëriñ Mamoun Mbacké bu sëriñ Fall. moom bala may tàmbale dama koy beral nuyoo bu wér ndaxte loo xam ne mës nañ koo def ndax say jàpp si ay ñaan jàpp si ay action donc sëñ bi maa ngi lay nuyu di la gërëm di nuyu monsieur le maire monsieur Abdou Mbacké Ndao si présence am di nuyu le DG Galoba madame Mbacké docteur Mbacké ñoo ngi lay nuyu bu baax di la sant di la gërëm si sa taxawaay ak procédure yi yëpp yi ñu def ni ñu si jàppee ñu ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax. di nuyu aussi monsieur le ministre monsieur Moussa Sakho ñoom di kontaan bu baax si sa teewaay jërëjëf si teewaay bi di nuyu monsieur le préfet. taxawaay bi nga xam ne am na ko Mbacké suñu membre yu bëri dëkk fi di fi def liggéey bu am solo aussi tamit spécial na personnellement si man ndaxte fi ñu indi matériel bi man dispensaire bi laa gënee àdduna fii laa juddoo donc mu am benn cachet symbolique boobu de semence rek si suñu membre yu bëri le bis bi am cachet di aussi di gërëm suñu parents yi ndaxte ñoom ñëpp depuis événement yi ñoom siy jàpp di ñaanal di ànd ak ñun. fondation 221 rek moom suñu volontaire yi suñu membre yi ñu ne koy woowee aw ma seen gërëm aw ma seen fay ndaxte suba ngoon guddeeg bëccëg ñoom si liggéey bi donc damaa bëggee ñëpp ngeen may leen loxo suñu membre yi yëpp toog donc su ma tuddee Serigne Mbacké Madina Cissé mi suñu coordinateur national et représentant résident ONG 221 waa sama liggéey su ma ko tuddee rek tudd naa ñëpp. donc fondation 221 nag ñi nga xam ne xam nañ ko xam lii du suñu Mbacké buñ fi ay gan fondation bi biñ ko sosee Amérique lañ njëkk a am suñu kayit si état bi ñuy wax Michigan biñ fa amee kayit après tamit ñu dem si au niveau fédéral foofu lañ amee suñu reconnaissance internationale. après loolu nag 2016 ñu commencé suñu opération fii nii si Sénégal. biñ commencé suñu opération commencé wuñ ko fenn fu dul Mbacké Bawol bii nii Mbacké Bawol
fii lañ tàmbalee suñuy teen moderne fi mu ne nii ñoo ngi servir lu mat 15 000 personnes à travers les lycées et les collèges ci suñ puits moderne yi nga xam ne ñoo koy def di leen jox ndox mi naan. suñu programme koor tabaski suñ première koor servir nañ fi lu ëpp 1000 ci Sénégal lu mat 1000 familles yoo xam ne jàppale nañ leen fii nii ci koor gi. tabaski de même te yooyu yëpp Mbàkke bii rek lañ ko tàmbalee suñ ñëwee nag lii rek mooy li ñuy soog di def mooy suñu opération de santé peut-être remise de matériel moom la ñuy soog di commencé Mbàkke waaye tamit tàmbale nañ koy jëlee dëkk 2018 fondation 221 injecté na fi lu mat 2 milliards ci équipe bi ci suñu service sanitaire déjà ñoo ngi dugg ci 2019 fi mu ne nii presque atteindre nañ montant bi nga xam ne defoon nañ ko daaw te balaa fin d'année bi incha allah dinañ atteindre 3 milliards ci en matière de politique sanitaire ci matériel. suba gi tey ñoo fiy jógee Mbàkke suba incha allah ñoo ngi dem HLM di leen jox donc boo xam ne toll na ci valeur 300 millions. après HLM dinañ dem dëkk bi ñuy dem Salamata jox leen valeur similaire après loolu aussi tamit dinañ dem Tivaouane donc des nañu programme bu bëri boo xam ne moom la fondation 221 war a def ci Sénégal avant fin d'année bii nii incha allah aussi tamit di lancer wu di duggaat suñu programme 2020 aussi tamit li ñu xam ne moom la ñu bëggoon wax par exemple ci matériel bii nii nga xam ne indi nañ ko fi dafa nekk matériel bu am solo lu ci gën a bëri nekk matériel de dernière génération que muy machine échographie yeeg table de consultation yeeg yëpp dafa nekk matériel de dernière génération. donc si léegi nag bon li nga xam ne rek dañ koy wax mooy que ne commission de suivi incha allah moom lañ bëgg a établir pour ñu mën a xool contrôle matériel yi nga xam ne ñoo ngi ko jox district sanitaire bu Mbacké parce que marché foog naa district sanitaire Mbacké am na centre de santé bi mais am na tamit yeneen poste de santé yoo xam ne moo ngi nekk si sous contrôle Madame Mbacké donc incha allah li ñu bëgg mooy après su mënee am si guddi gi ba lañ fiy jóge fondation 221 ak district sanitaire de Mbacké ñu toog waxtaan tey ñu xool suñ commission de suivi ñi nga xam ne dañuy mën a suivre matériel ndax suivi tamit daf see baax li si am solo si suivi bi mooy déjà matériel dinañ ko contrôler dinañ xam ñu koy dugal premièrement. deuxièmement dafay tax tamit ñuy évaluer efficacité suñu aide bi ñu def efficacité boobu noonu ba beneen yoon su fekkee ne war na amaat leneen li fi mën a indi évaluation boobu daf ñuy jàppale waat pour ñu gën a mën a identifier besoins yi nga xam ne ñoom ñooy amaat. tey nag du ma bëgg a guddal wax ji mais aussi dama bëgg juste rek sànni ay baatu anglais gërëm sama partenaire bi nii di Mohamed. So Mohamed Al Hajaji, my friend and my brother, I'm very grateful to have you here in Senegal. Welcome to Mbacké, which is my native city, but not only my native city, which is the native city of Sheikh Ahmadou Bamba Mbacké, our spiritual guide, our sheikh, who has founded Touba, the city that we just went and visited today. So Mohamed, you as the CEO of Pure Hands, we would like really to thank you because you are the first one in your organization to believe in Foundation 221 when we needed it. You are the one that believe in our causes. With your help, we are helping millions of Senegalese here. So, on behalf of the volunteers, the team members and of Foundation 221, we would like to thank you and to pray Allah to make you very successful, and also thank Pure Hands, all the members of Pure Hands, and World Medical Relief, which is one of our strategic partners. So thank you very much. Tamit di beral ngërëm sëñ Moustapha Papis Moustapha Diop Mohamed. Moustapha ñëpp a xam Sénégal li ñu mel administration bi lu Moustapha dafa nekk suñu benn liaison sûre entre fondation bi ak le ministre de la santé monsieur Diouf Sarr te muy suñu papier exonération yi lu ñu siy def taxaw na si bu baax donc tey su doomu Mbacké melee nii di dimbalee population bi dañu lay sant di la gërëm. En tout cas li ma bëgg a wax tey maa ngi gàttal fii wax ji matériel bi yéen a ko moom ay doomu Mbacké ko fi indi donc ñoom ñoo ngi leen di ñaanal mu jig leen si jàmm. Asalaamaaleykum wa rahmatulah.